beneen numéro bu nga xamante ne dafa jëm ci wàllu actualité politique tey nag ñu daal di ñëw fi nga xamante ne nag moom moo di cité Biagui seeti ki nga xamante ne nag moom macha allah kàddoom dafa am solo loolu ci wàllu actualité politique ndax nag am na ci expérience, c'est un natif donc de Khombole nekkoon également porte-parole au temps donc du régime libéral, c'est-à-dire le régime de Abdoulaye Wade tey nag ñu ñëw daal di koy seet si fii ngir nag waxtaan ak moom bu baax a baax lu jëm ci wàllu actualité politique. xam naa balaa ma leen wax invité bi kan la damay daal di dugg ci biir ngeen ñu daal di découvrir ndoo ensemble kan moom mooy invité bi. Bonjour Monsieur le ministre. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien, bien merci, alhamdoulilah. Voilà 15 minutes de dialogue tey gis ngeen dañu daal di ñëw seet ki nga xamante ni nag moom moo di Serigne Mbacké Ndiaye donc nekk responsable politique waaye gis ngeen tey dafa am particularité gis ngeen je suis habillée aux couleurs de donc du maillot du Sénégal gis ngeen ba tey Serigne Mbacké Ndiaye également mu daal di def li nga xam ne rek moom moo di maillot Sénégal alors naka nga dundee kan bi. Oui, comme presque tous les Sénégalais ah xëy na différence bi mooy man bu kaan moom mooy boole ak sport sportif la naturellement xam nga politique nag moom dafa am bayre boo ci duggee dañuy fàtte casquette yëpp mais je pense que li may def sport sax bu ko def benn ak donc vraiment dama ko dund intensément comme tous les Sénégalais jàpp ci di ñaan en amont comme en aval pour bu Sénégal am ndam. kon foog nga ne année bii Sénégal dina jël coupe bi. ah oui oui bii moom wax naa ko day plusieurs fois saa bu ñu mosaan jógee ci une coupe d'Afrique te du ñu am ndam dama naan jotagul. mais pour man bii moom c'est le moment ou jamais parce que toutes les conditions sont réunies. xam nga Sénégal dem na plusieurs fois coupe d'Afrique échec. d'abord toog nañ 18 ans demuñu coupe d'Afrique delluwaat Caire 86 di dem bu ci nekk bu ñu demee am na lu ñuy manqué. mais bi ñu toogee waxtaan entre sportif entre dirigeant ñu jàpp ni. nañu dellu ci base bi def formation ñu créé ay centre de football institut Jambar génération foot yeneen ak yeneen école de football yi un peu partout. ba tey mu jur boo demee en Europe les meilleurs joueurs en Europe nekk ay Sénégalais. ñu am ci suñu équipe au moins 5 joueurs yoo nga xam ne équipe bu ñu def dans le monde mën nañu faral. am nañu entraîneur. am nañu fédération boobu pour la première fois nag ñu am fédération boobu sur le plan administratif combat yi ñu am yëpp dañu ko gagné état bi def tous les moyens. xam nga gis nga équipe bu Cameroun bi avant ñuy dem dañu gréewoon ne parce que dañu amal ay prime Sénégal déggoo problème mu prime amul problème de transport amul problème donc toutes les conditions bi moom gagné rek bàyyi ñu tëbal leen bi. Là c'est le sportif qui parle là alors monsieur Serigne Mbacké Ndiaye ñu xamee woon le porte-parole donc ci régime bu passé jamono ji ñu gis nag secousse dafa am ci milieu communication politique bu gouvernement bi naka nga ko gisee. waaw xam nga luy jafe la pour ma di ci wax mi ngi mel ni journaliste boo doon jugé loo moom journaliste c'est un peu difficile ba tax na xëy na kenn ku nekk rek ñu ko wax ak ni ngay tojee sa bopp janax mais de manière générale boo ko xoolee affaire bi yëpp da nga naan dañu indi coow loo nga xam sax jarul lu fi jarul lu ko jarul woon am na semaine passée sax ay nattango yu dañu invité woon ci benn débat ñett la ñu woon ci plateau bi ak journaliste bi defee tour de table bi ñu wax ba ñu egsi ci man dama leen ni man dama bëgg ngeen expliquer ma coow li mooy lan pour ma mën ci tontu parce que nit mënul tontu ci loo xam. kon yow da nga jàpp ni coow amul. parce que lu ñu fi wax waxit la. waxit la comment. maanaam depuis 4 ans ñu ngi kaas ni woy contrat yi Sénégal signé ak telle entreprise Sénégal publier contrat yooyu coow li jeex mieux gouvernement Sénégal moo jël initiative parce que loolu duñ ci forcer kenn. dem bokk ITIE structure la boo nga xam ne lépp loo fay def ci wàllu pétrole ñëpp dañ koy xamandoo day mel ni maison de verre ñu créé ko ñu ne lii de baax na gouvernement bu créé COS pétrole ba am comité boo nga xam ñooy xelal njiitu réew mi ci lu yëm ci pétrole ak gaz yóbbu fa ñoo nga xam ne kenn du werante seen xam-xam ci côté boobu ñëpp approuvé ni baax na ba président sax da koy ubbi dugal ci société civile ak opposition bi. alors donc lu ñu fi wax rek depuis 2 ans depuis 3 ans presse Sénégal wax nañ ko discuté nañ ko ba tëdd lan moo fi bees ku ñu ni am na muy Aliou Sall mi ngi liggéey ak Franck Timis fay nañ ko 250 $250,000. non d'abord $25,000 par mois. Ensuite commission $250,000. ak
lu ñu ni 10 000 je crois 10 000 milliards des choses comme ça bon bu dee 25 000 dollars yi ak 205 000 dollars su ñoon def ci nekkul parce que man mi wax ak yow xam man mi wax ak yow. ah mais suñu yoon war na cee nekk parce que xamul tax. parce que tey pétrole ak gaz bu feeñee fii Sénégal. loolu suñu avenir la ak avenir suñu ay sëtaati sët. xam nga lu tax mën a suñu yoon nekk. waaw li Aliou Sall di liggéey man mu koy liggéey dafa am ay sociétés yoo nga xam ne tey ñii may wax ak yow dama nekk seen représentant ñii ma di leen utal ay financement mais fay loolu doo ko def ni la koy def ci Mali foro dañ lay fay chaque mois te soo demee ba ñu signé contrat bu ñu signé da ngay am pourcentage may waxtaan ak benn kilifa gu mag ci réew mi bu yëngutu ci wàllu pétrole mun ma mais man xaw ma ne Aliou Sall bu ñàkk fayda la man quoi lan la mun ma 25 000 dollars yi ñu ko doon fay par mois mooy salaire assistant niveau 2 ci milieu pétrole te moom niveau bi mu nekkoon la mu doon def mun ma mën naa la sidal ci réew mi juróomi nit yu ma xam yoon ku ci nekk ñu ngi ko fay 60 000 dollars te ci liggéey bi Aliou Sall daf lay def te loolu entreprise privée la tey yow boo yoree sa société nga jógee bitim réew ñëw ci réew mi dëkkoo fi da ngay ut njagam mi mu nekk si représentant yow doo fi nekk mooy dem réunion mooy suivre ay documents mooy nekk ci appel d'offre mooy def lépp loolu da nga koy fay. xam nga Sénégalais dans tout ça ñu ne lan moo leen métti mooy que ni affaire pétrole dañ ko def affaire famille. mais defuñu ko affaire xam nga loolu métti dafa am benn kilifa bu ma ko tudd dañu mës a wax benn bis mu wax na benn affaire ma ne ko waa mais loolu xam nga ni mënut a nekk dama ne ko yaakaar naa ni mënut a nekk mun ma man mii lay wax ak yow maa la gën a xam ne mënut a nekk mais comme dafa neex nit ñi dama leen koy wax xam nga bu nit koo nga xam ni day xëy amul lu mu ndékkee wala mu bëgg a dem Dakar amul lu mu jëlee kaar ñu ne ko Aliou Sall mii kat lekk na sa 400000 gis nga ni mu def ci xolu nit. moo tax sax Sénégalais ñoom nee nañ ñu ngi réclamer seen 400000. justement parce que loolu di def seen bopp xam nga nit ki boo ko accusé da ngay joxe firnde ni lii la def. kon yow da nga jàpp ne Aliou Sall deful dara. deful dara xam nga la ma doon wax ci dossier Karim Wade. mais yow tamit nag dañu waxtaan. yow est-ce que li nga nekk ci biir moo tax tamit nga position bi. man dama nekk à l'aise su may wax xam nga lu tax. lii may wax nii. ba ñuy accusé Karim Wade loolu laa doon wax ku ni ma Karim def na. mais boo nekkee allié loolu ngay wax. déedéet dama ne man sama position man du changé ak ku ma mënti àndal sama position du changé li may wax tey dans 10 ans boo mu fëggaatee ci mu fekk may ne la moom laa lay wax. ba ñu waxee ni Karim dafa lekk xaalis. dama ni prouvé leen ma ni moo lekk fu ngeen ma wane ni moo ma rek ma ànd ak yéen ci xeex kenn musuma ko wane. donc musu ba fi ñu toog di wax nii. mënu ma nangu loolu Aliou Sall bis bu ñu ma prouvé ni lii moom parce que nit ki dafa yomb trop nga xëy jël sa rajo wala sa journal wala def benn poste ni diw def na nangam mais dañ koy prouvé. kon il est blanc comme neige. moom laa jàpp. d'accord donc ba tey ñu gis nag ci coow bi li nga xamante ne moom mooy suppression du poste de premier ministre bu fi nekkoon ba tey moom mooy gaz bu coow bi nii yëpp est-ce que foogoo ne lu ñu def suppression poste de premier ministre bi ça vient à est-ce que nekk na loo xamante ne ça vient à son heure wala. waaw xam nga borom bakkan bu ne mbas baa ngi danga naa ko ay yow xam naa dégg nga wolof man fu njëkk xam nga ñun dañu nekk ci régime présidentiel bu ñuy faluñu ñaar nit faluñu ñett faluñu juróom benn nit la ñuy fal kenn kooku ñuy fal diggeeg ñun ni dinaa yóbbu Sénégal fii bu dee ni moom jàpp na ni pour mu yóbbu Sénégal fa mu ko war a yóbbu ci juróomi at yi ñu dig day dindi poste premier ministre man aw ci problème mi ngi mel ni chauffeur bi nga jox oto rek départ fii 8 heures ni ko dama bëgg 10 heures fekk ma kaw yow fexeel ba mu yóbbu la kaw ci jàmm est-ce que day def réservoir plein wala day jël moitié réservoir ngeen bu mbuur chargé waat est-ce que loolu affaire am man li ma intéressé kaw wax laa bëgg na ma fa yóbbu ci jàmm ci waxtu ma bëgg a def président la ñu fal en 5 ans mu am lu ñu dig la muy dig ni dina ko def ci 5 ans na mu koy defee affaire am la problème interne xam nga coow yi lu koy indi c'est comme coow pétrole bi xam nga lu koy indi. lan moo koy indi. xuloo ba ca teen ba gars yi amul baax la. dégg nga sëñ Mbacke Ndiaye te dañu ñëw pour ñu toj yàq. mais moom lay toj tamit boo fi ñëwee tamit bu ñu fi ñëwee bëgg a toj yàq bi xam nga. mais moom lay toj nii indi ay ordre communauté bi bëgg a mën a dugal ci biir kàmb bi man du ma ko def. mais man olof boo wax leeral la li nga xam nga ko wax la loolu. dañu doon élection présidentielle. yow dégg nga ko ba tey gars yi eggu nañ ba naan Macky du dem sax deuxième tour. premier de du génn. moom fal loolu bu yàq la loolu indi lii
parce que bañ ciy waaj a dem dañ doon Macky deuxième tour sax du bokk deuxième tour du bokk dañ ko éliminer dès le premier tour ñëw bi 5 heures di laata jot mu sànni karawaas affaire bi jeex gars yi mel ni nag dañ leen assommé xam nga léegi nag il faut ñu wut benn fu ñu langaamu pour créer waa benn tension la loolu politiquement dañ koy comprendre et puis seen rôle la ñuy joué man dama leen ko reproché seen rôle la ñuy joué il joue un rôle d'opposant mais am na loolu war a intéressé ñi nga xam ne ñoom lañ gën a ràññee ci wàllu politique ñëpp coow yi déggoo leen ci mbaa boobu wax bi yam lañ ci wax mooy Sénégal yëpp bëgg nañ mu leer effectivement Sénégal yëpp bëgg nañ mu leer muy Abdoulaye Wade te bu ko neexoon xëpp kaan ci ci affaire bi Idriss Seck Pape Diop Madické Niang Malick Gakou Aïda Mbodj Amsatou Sow Sidibé bari nañu ak Ousmane ñoom ñëpp te pourtant ñooñu kuy xam état bi ñoo la gën a xam kuy am information ëppoo leen ko te kenn mënu leen ni maa leen gën a bëgg réew mi. mais coow bi soo jàppee ni soo waxee que ni par exemple du coow du dara ba tey mu indi par exemple li nga xam ne moom moo di limogeage monsieur Amadou Tidiane Kassé nga xamante ne moo yoroon communication présidence donc yow boo jàppee lii nii lan moo di sa xalaat ci limogeage u Kassé bi. waaw xam nga limogeage u Kassé man xëy na mënuma ci sori li tax mënuma ci sori mooy baaxawuma di wax lu ma leerul dama ko éviter parce que nit bu dee boo waxee dañ naan diw wax na la ngay wax da nga koy jéem a xam jàpp naa ne rek li ma constaté comme Sénégal yëpp mooy xëy na ci biir communication am na communication bu mu waroo am na foofu dafa waroo ak ñi nga xam ne ñoom la àndal te wax ci kàddu nit dafa métti xam naa li may wax parce que dama ci jaar wax ci kàddu kilifa dafa métti da ngay am sax yow sa conviction li nga gëm yow da koy denc. da nga koy dégg parce que waxoon sa bopp nit moo la yónni la demal waxal ma loolu dafa nekk responsabilité bu rëy de sorte que am na fu muy egg fa moom ne sa conviction bopp da nga koy gas suul toog ci parce que nit attends nit booy ànd ak nit da ngay nangu nekk fusible lu baax kilifa gi la rëq-rëq bu am yow la loolu mooy loyauté soo bëggee ànd ak nit. d'accord gis nañ sax ñu am na ci saa si ñi nga xam ne ñoo nekk ay remplaçants lu ko mel ni Abdou Latif Coulibaly ak nga xamante ni moom mooy Seydou Gueye est-ce que foog nga ni ñooñu dinañ ñëw à la hauteur bi nga xamante ne Kassé nekkoon na ko. ah mais wax nañ ko man waaw yaakaar naa ko. comment c'est ay nit la yoo xam ne ci dëkk bi lañ nekk jàng nañ ko mieux xam nañ ko mieux. est-ce que am nañ qualité requise pour nekk ko. mais naturellement am nañ bu ñu amuloon président bi la ko jox am nañ ko alors la jàpp de toute façon te maa ngi leen di ñaanal vraiment ñu réussir parce que ñaar ñooy fi yëpp surtout Seydou Gueye sama rakk la sama xarit la donc vraiment dama leen di ñaanal ñu réussir seen mission boobu surtout d'ailleurs bu weesu seen jëmu président surtout pour l'intérêt du Sénégal moo tax may ñaan yàlla ñu réussir. d'accord beneen problème bi moom mooy ñu gis tamit am na beneen mouvement bu nga xamante ne fu judd ci kaw wax bii nii moo di mouvement aar bi ñu bokk ñu gis que ni jamono ji mi ngi commencé jël ampleur bu kenn xamul donc foogoon ni dina fragiliser li nga xamante ni moom moo di góor yi. waaw xam nga seen objectif ñooñu xam nga mooy loolu. parce que dañu mel ni góor nekk ci kaw garab boo bàccee fii rek ñu tëb dem ci leneen contrat nga indi contrat teg ñu ni salaire Aliou Sall nga leeral ñu ni $250,000 nga leeral ñu foo leen wax ñu jóge fa dem ci leneen finalement d'ailleurs li ngay comprendre mooy xëy objectif bi dëgg parce que xam nga suñu mooy wax naa lees waxuma fu fas dul dem xel a fay daw parce que coow li coow moom fu ñu daanoo mooy nañu renégocier contrat yi man nga moom tiital nañu négocier waat contrat yi xam nga lu may jox mooy ñoom li Senghor mosoon wax ni à chacun ses français et sa française loolu mooy dellu si waat li ma jàpp mooy kenn ku nekk ci ñoom tey am nga say tubaab ay pétrolier yow làkk sa ginnaaw yaakaar ni bu carte gi jaxasoo nga mën a dugg si ci géew bi parce que wax ji li mu wër yëpp mi ngi tënkuwaat ci nañu négocier waat contrat yi. kon ñoom da nga jàpp ne li ñuy def nii yëpp c'est juste une manipulation politique la ñuy def. absolument wax def naa conférence de presse dinaa la jox texte bi def naa conférence de presse vendredi bële bu wax ni il faut faire très attention te xaaral ma tey ma di ko wax depuis 2 ans maa ngi alerté parce que nag dañuy dox dañuy am ay information dañuy yëngu ci monde entier bi xam nga xew ci dëkk bi te gis nga pétrole ni ma koy faral di waxee toujours le pétrole brûle, le gaz explose. tubaab bi bu ñu bëggee daaneel ba ñu bëggee exploiter pétrole RDC dañu tànn dëkk bi. fi nekk guerre ba muy métti métti ca la ñuy gën a exploiter Iran la guerre ba mu gën a métti la ñu gën a exploiter
Irak boo fa demee même chose ñu dugg si en Afrique depuis bi ñu reyee Kadhafi la ñu déstabiliser notre sous-région dugg Mali dem Bénin dem Burkina dem Nigéria dem Togo Sénégal rek moo leen tëwoon jusqu'au moment où nous parlons te am na loo nga xam ni heureusement Sénégalais duñ ko xam tous les jours mais amul semaine bu ñu dugg ba mu jeex te nos forces de défense et de sécurité jàppuñu ay jihadistes yoo xam ñu ngi ci kaso bi fees del te seen seul objectif mooy naka la ñu def ba taal dëkk bi loolu moo tax boobu rassemblement amee nay gàmmu nay màggal nay julli àjjuma Korite tout ça les forces de défense et de sécurité du ñu nangoo bu dégg ba ci parce que xam nañu li ñuy daal toppee donc yu mel noonu su ma ko xamee ni mu ngi ñëw ci réew mi ma di ko alerte di ci wax tous les jours suñu demee ba egg ay situation yu mel nii dañuy ànd ak njàqare donc moo tax dañuy profiter encore une fois di lancer un appel à tous les Sénégalais parce que yomb na trop nga ñëw nii kii dafa yor sa 400 000 francs kii dafa yor sa 1 million de francs et puis li ci gën a dangereux mooy wax dëgg boo koy ba mu dugg ci bopp Sénégalais xamuñu ëllëg lan lay jug te lu mu jug ëllëg ñi fi wax loolu ñoom ñooy responsable. d'accord léegi ba tey ñu gis que ni pour foo gisoo ni par exemple pour coow pétrole bi jeex fi carrément foogoon ni le président Macky Sall dafa war a def un gouvernement d'union par exemple mu woo ci parti bi ñoom ñëpp ñu ñëw bokk ci carrément ba nga xamante ni coow pétrole bi jeex fi carrément. déedéet ci boobu ñëpp. coow pétrole tey bu mu jeex xam nga kañ la jeex. waaw bi procureur ne ubbi naa dossier. ku am ay information indi. amatul waxu mbedd. mais gis nañ ci Clédor Sène dafa dem ñu ne ko ñu amaguñ ci information ba noonu la ñu biwaat. waaw mais bu tey fii nga toog di wax ak man ne gis nga ni ñu ngi entendre ay nit. donc loolu dossier bu ku ci am information yóbbul xam nga affaire bi nekkatul waxu télé ak waxu rajo ak waxu journal. am nga ay preuve demal tribunal nga ni preuve yaa ngi ni teg ko sur la table coow loolu moom dafa war a jeex parce que les moyens sont là pour mu jeex ku ko jeexalul rek da nga bëgg mu jeex amatul léegi jaral ku ci am ay preuve ñëw nga teg ko sur la table loolu moo koy jeexal mais nag gouvernement bi ñëw na sax loolu beneen réalité la leneen la boo xam ni peut-être mën na bañ a jote dara ak problème du pétrole man gëm naa ne Sénégal du ma sa gouvernement bi ñëw na sax parce que gouvernement bi ñëw national fa muy amee day nekk ay pays bu nekk en crise mais mënul jóge élection bërki de mondial am un candidat qui a largement gagné dès le premier tour ñëpp xam ne dafa gagné largement. xam nga pourquoi on demande cette question parce que boo gisee rassemblement yi tout le temps dañuy gis que ni lii gën a jaaxal nit ñi mooy que ni dañ fay gis ñoo xam ne c'est en majorité c'est des jeunes des fois ay paysans ñoo bokk si donc ça veut dire que loolu est-ce que c'est pas un signe d'alerte aussi. waaw xam nga Sénégal 15 millions. du la 15 millions de Sénégal amul benn rassemblement bu am 100 000 xëy na moo ko di def mais c'est pour dire que Sénégalais tey xam nañ li ñu bëgg gis nga élection bi ñu ciy jëm ku nekk am nga moo gisee woon mais bi 3 heures di jot Sénégalais yi war nañ seen bopp dans le respect calme discipline nga gis ñuy julli ci jumaa fa la ñuy jaaree dem rang woote calmement dañuy bi jàpp seen jàmm donc doo ay rassemblement ou autre chose mooy créé mooy le maintenant li nga xam loolu mën a créé rek mooy xam nga dégg nga yeneen mouvement yu judd naa dañ leen di contrer yooyu mooy indi ay situation boo xam fan lay jëm après xëy na man su ma amee lu ma ciy xaw a gêné mooy loolu parce que benn Sénégal bu ci gën a tudd sax bëgguma xat woo ko nag donc bu ñuy créé situation yoo nga xam ne te ña koy def di woote ku ciy ñëw sa biir oto ngay dugg ànd ak ñaar fukki garde corps sa jabar bu ñëw sa doom du ñëw sa rakk du ñëw sa mag du ñëw nga woo doomu jàmm li nga xam ne passe bu ñu ñëwee sa xamuñu parce que manipuler nit ñi dugal ci seen bopp loo nga xam ni gëm nañ ni seen avenir la ñuy défendre alors que défendre seen avenir mooy jàngi seen avenir mooy wut liggéey seen avenir mooy wut formation nga gis loo nga xam seen biir oto bu ñëwee duñ fa xam nga booy fàttali nga am na benn marché bu amoon benn leader daw ba yóbbaale micro benn caméraman ñu fekk ko biir RTS. léegi ñu tëj page boobu noonu tuuti. donc balaa émission bi. léegi nag ñu gis que ni sëñ Mbacké local yaa ngi ñëw mais sëñ Mbacké fan mooy sa base naturelle sax. ah xam nga léegi laa dëkk. léegi lu tax mosuñoo dégg Serigne Mbacké Ndiaye même au temps du PDS mosuñu dégg sëñ Mbacké Ndiaye ne dama bëgg laaj boppu mairie Khombole. def naa 24 ans xanaa xamoo ko ay biir def naa 24 ans conseil municipal de Khombole. j'ai été pendant 10 ans adjoint au maire te 10 ans yi ma ko adjoint mënu naa doon maire mais dama àndaloon suma benn mag mu nijaay kilifa. mais kon est-ce que foofu sa base dëgër na trop. mu jiitu man wututuma base passé naa loolu. mais xam nga lu wututuma base. waaw wututoo base. ni ma dëkkee Khombole. laa dëkkee Yoff. laa dëkkee Tamba. amee ko militant Matam. am ko Ziguinchor am ko feneen ak feneen. mais un politicien dafa war a am une base naturelle. non xam nga
baax na wax naa la ko xombal laa de. waaw xam naa ne xombal ba pare dina. xombal laa juddoo war a dëgg. xombal laa juddoo Thiès laa yaroo xam nga fay sama base tey. fu ma gis ndaw loo nga xam ne taxaw na taxawaay jekk mun nga jàppale te ñi waa xombal ñu ngi dégg ñu muy wax. Thiès am nga fa ay militants. mais bien sûr. kon lu tax ñu fay laaj chaque fois ay élection bu jot. mais du maa fay gagné parce que man du ma fa candidat. mais bu dee am nga fa ay militants dina am ñoo xam ne sax dinañ voté. waaw mais xam nga waaw bien sûr dañuy wax ndax man mais terewul ñu ngi xam nga élection benn élection nuruwul ak borom élection maire nuruwul ak élection président nuruwul ak élection député bu ci nekk au cas par cas te président Mitterrand dafa am lu mu waxoon dafa waxoon une élection ne se gagne pas sur des bases programmatiques mais sur des bases subjectives parce que affectives maanaam tànn doomu aadama kenn mënu ci génne li nga xam dafa nekk sa xol te mënu ko expliquer. maanaam le vote affectif. affectif mënu ko génne day dafay feeñ naturellement ci élection bu nekk da nga ko gis que ñii dañu woteel kii parce que lu ci ëpp suñu bokk la et puis àddina mooy demee noonu yow sa koñ bi nga dëkk da ngay dëkk benn mbër laa ma intéressé wu la sa xëy na mais saa bu xëy ne ay maire na nga def ay père ñaanal mooy maa ngi kii nangam nangam da ngay def ba su amee combat yow dafa mel ni yow yaay bëri. d'accord kon daal suñu Mbacké Ndiaye moom xalaatul ma duñu xaar ci moom mu nekk maire Khombole. non mënoo def 24 ans dans un conseil municipal 10 ans adjoint maire nekk conseil régional pendant 5 ans ñu wëlbati du xëccoo ak ay sama rakk ak sama jabar du ko def ñoo koy jàppale par contre parce que dama jàpp ne nit na bu reer doon doy. est-ce que nekkoo ko tamit ci retraite politique di ko. absolument ci la jëm xam nga man jàpp naa ni tey parce que su ma demee ba suma ay doom nekk ay directeur de société su ma ko bëggee su ma ko bañee li ma jël moo ëpp li ma dese donc sama rôle bu ma war a nekk tey jéem a encadrer xale yi ni ma ko mënee à tous les niveaux. d'accord xam nga benn jour dama nekk ci benn rajo mu posé benn question journaliste sa benn morom jigéen mu posé benn question bu jëmale Ousmane Sonko maa ne ko bu ma ci wax parce que benn sama jabar la yaay ñëw ko dëkk ñaareel ba jox na mu cër ñu nit war a jox mu yaayam te tonton may woowee ñetteel bi fu ma gis ndaw loo nga xam dafa nekk ci yoon di dem doote d'accord ma ak moom sax du ma ko gàlgal lu ma ko mën a encadré jàppale ko dinaa ko def lu ma àndul yow nag dinaa ne ànduma yow te su ma sañoon nga doxalee nii ak nii donc vraiment man nekkatuma ci ay candidat à ce sujet là vraiment loolu man c'est du passé vraiment. d'accord léegi fi ñu waroon commencer mooy suñu yaay Thiané ñu jaale la ko ndax ñàkk na ko yàggul loolu noonu. donc gis nañu également nga publier sa page Facebook benn message bu poignant boo xamante ne ñu bëri sax dañ ko daal di reprendre alors yow fan la yaay Thiané tolloon. je peux en parler. voilà émission bi gis ngeen tey nu mu demee lu ñu sañoon sax du demee nii donc tey ñu amoon mbégte dal ki nga xamante ne nag moom moo di Serigne Mbacké Ndiaye xam naa beneen yoon di dox di daje internet yi incha allah ci beneen 15 minutes de dialogue jërë ngeen jëf.